مثل اسمها بجاي خير من نبات وجد لله مسكنيت ورنا درس بكر ndax dafa mel ni la na leen ko waajal وصليا émission عليها bés tàq ci info réew mi ñu waajal màggal ñu jëm 18 samedi وكل من قدمني أوصالا sëñ Abdou Khoudous nag li tax ñu invité ko ñëw fekk ci ko sax ci këram ji moom mooy ñu waxtaane lenn ci màggal waaye waxtaane lenn tamit ci actualité nationale ndax niñ koy defee saa su ne moom jàpp naa ni sax suñu consultant fii ci info-rewmi.com ndax ñi nga bokk moom tamit nga xam ne membre comité directeur bu PDS ci la bokk sang bi Mbacke maa ngi lay ziar. maa ngi leen di fay ñu nuyu mbokki internet yëpp rawatina waa info-rewmi. jërëjëf PDS laa la présenté président Macky Sall ñëw fii alxames ak àjjuma def discours wax dëgg yàlla tamit ma gis ni am na loo xam ne moo ngi ko doon perte waaye daa mel ni téyewaat na ko ci biir Touba ndax tertu bi ñu ko tertu te dara yënguwul. bismillahi rahmaani rahim. rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sëñ Abdou Khoudous Mbacké, chef religieux, marabout politicien, homme politique, membre comité directeur PDS. maa ngi leen di fay bu baax di leen nuyu suñu interlocuteur. bala may ñëw ci waxu Macky Sall damay nuyu d'abord umma bi yëpp di nuyu murid yi tijaan yi di nuyu xaadir yi di nuyu suñu mbokki chrétien yi ndax taxawaay bi Sëñ Tuubaa nekk na koo xam ne àgg na foo xam ni c'est universel. Sëñ Tuubaa ñëpp la taxawaay màggal gi wane na ko ñaan Cheikh Mouhamadul Mountakhal Bachir yàlla ko fi yàlla yàggal tamit ndax njariñu àddina du ma ci sori ndax ku ne xam na taxawaayam ci lislaam taxawaayam ci réew ba tax na bëgg naa trop nit ku sérieux ñëw ma nag vraiment en tant que président Macky Sall représentant tous les Sénégalais ma di ko nuyu de passage parce que yàlla bi mu yónnee yonent yàlla Moussa ak Harouna daf ni ko ñaari yonent la yàlla yónni muy Moussa ak Harouna idhaba ila firawna innahu taqa waaye faquulaa lahu qawlan layyinan la'allahu yazakkaru aw yaxsha yéen ñaari yonent yi man yàlla seen borom maa leen yónni ci Moussa ndax mbewte gi ëpp na waaye bu ngeen demee na ngeen wax ak Moussa wax ju nooy bu leen ko saaga bu leen ko doon ndax nag kàccoor la waaye kilifa moo tax bëgguma ko ndax sama président waaye nag d'accord maa moom ci gestion bi tappale yi moom bari tappale yi bari na te moom na butu mbëtt lay def dafa yaakaar ni moom daal bopp bi duggee rek gis koy gis. bala maa ñëw ci tappale yi nga xam ne ak li nga àndul ci réew mi arrivé fii ci Touba ak discours bi ñu ci dégg. premièrement Macky Sall ni mu ñëwee Touba moom ci boppam. xam nga man li ma bëgg ci nit saa yu may wax ak doomu aadama ba alxuraan daf ni bal insaanu alaa nafsihi basiira walaw alqaa ma'aazira li ngay wax nit ki nga koy wax xam ne li nga koy wax moom ci boppam xam nañ dëgg war na seetaat boppam diggante ak Sénégal yi benn président bu fi mos a ñëw ñu teertoo ko ni ñu teeroo Macky Sall vide bi mosuma ko gis ci histoire ñi may xam na ne bëgguma wax loo xam ne ñi may seetlu dañ naan kii day politique man ñëwuma pour aspect wu politique ma ñëw ci aspect wu chef religieux d'abord li ma saxal mooy askan bi tey ñu war a weesu ak mu ne lu problème buñ jàmbat bu weesoo ñu fàtte ko dinañ ci ñëw ci lu mel ne mbënd mi jafe-jafe yi nekk Touba arrivé Touba vide total kenn teeruwu ko loolu moom li may wax Sénégalais yi gis nañ nga ñëw xalif général des Mourides dalal li gën a doy waar Serigne Mountakha Bachir mii mu ñëw tey jii naan ko sëñ Touba amul morom ak naan radiateur rabbi tout lañ wax waxuñu radiateur Macky jàngoo alxuraan bàyyi yéen alxuraan bàyyi diine jànguloo ko nit du tari lu jàng te it na bàyyi tout saa yi ñuy ñëw ñu yaakaar ni bu ñëwee ñu murid yi nañ ñuy daan naxee ci ay bu ñuy tari bayit ñu daanu mbëkk miir murid yi ñëwatuñ foofu murid yi dégg nga gis nañ ko def démb ci jumaa ji dañ ko signal bi ñu ko jox dañ koo bàyyee ba mu julli bay génn 2 millions de personnes tim ko ne ko jërëjëf Serigne Touba loolu am na lu muy fay bu dee nit mais Macky Sall daf du nit Macky dafa neexul waxal
parce que Macky da ngay wax mais day yaakaar ni da nga am loo soxla wala da nga déedéet ñun la ñu bëgg nga bàyyee xel li lay may ndam ndax ñun soxlaa luñu dara bi nga ñëwee xalifa général des mourides recevoir la su respecté woon xalifa bi dëgg da koy wax dëgg ki nga respecté da nga koy wax dëgg. ban ñàkk dëgg la ko wax. mais boo demee ba naan bay tari rabbi tout nga di ko jaawale ko radiateur mais loolu kay ñàkk a wax nit ki dëgg mënu koo weesu mais li wax gëmuloo ko parce que jàngoo ko bu ko tari nous on préfère que tu viens tu nous parles français tu nous communiques en français ñu xam ne yow loolu nga jàng or you come you speak in English you understand. mais est-ce que tamit ci amul ngërëmu sëñ bi parce que boo dem na ba ni ko Cheikh Mouhamadoul Mountakha Bachir dem na ba ni ko sama baali boole naa la ak Serigne Touba. Cheikh Mouhamadoul Mountakha Bachir li muy wax Macky Sall moom lay wax opposition bi sëñ Mountakha lu dul yàlla du yonent bi du Serigne Touba li mu leen wax lu leer nañ la Macky moo war a bàyyi jëm manipulation Macky dundam gépp ci manipulation la ko waxee ak division ak malchance loolu baaxul kilifa du fen kilifa du diviser kilifa du wax lu dul dëgg kilifa dëgg day fees comme brique day wax dëgg mais boo ñëwee di wax yow mi toog boo demee Touba ne jërëjëf Serigne Touba boo demee Tivaouane ne man fii laa bokk boo demee ci Daaka ne mais loolu après yow da ngay tourné ko pour quoi. ok loolu baaxul dinaa ñëw ci actualité nationale ndax PDS jamono ji ñuy wax ak yow ñoo ngi wut ay comme ni ko yeneen parti yi defee ñu wut ay parrainage mais est-ce que tey jii ba tey jii ñoo ngi xëy ak di xalaat ndax ba tey seen candidat Karim Wade ngeen di maintenir wala ba tey ci plan B bi moom mooy ki nga xam ne moom mooy Madické Niang ñu bari di ko wax. PDS seen candidat suñu candidat mooy Karim Meïssa Wade parce que parti bi dafa def congrès man nga ko moom parti démocratique sénégalais yi def congrès nañ ko voté bi ñu koy voté ñoom ñoo voté ni Karim mooy suñu candidat ba léegi gisatuma congrès bu ñu defaat dindi ko règlement intérieur parti boobu koy moo leeral benn candidat bi ñu am Karim Meïssa Wade la. sëñ Abdou Khoudous ndax tey jàpp nañu ni Karim Wade dina ñëw ci réew mi def nu mu campagne parce que tamit neexul ba neexul nag boobu ba léegi mu nekk fa mu nekk ñu di ko dégg te saa su nekk militants yi namm ko ndax am nga yaakaar ni dina mës a ñëw ci réew mi. fii ak Macky Sall Karim Wade day ñëw ci réew mi fin novembre début décembre moom Abdoulaye Wade Macky Sall Macky veut la guerre il loo xam démocratie ku ko jàng xam ñi ko tënk xam nga ni kenn mënut a taaye ak ab constitution ak di dugali institution yi tappale ba éliminer ses adversaires politiques loolu Macky ñàkk xam moom dëgg sans réalité ñàkk am ay conseils yu baax moo tax mu di ko ji ba tax mu jël Khalifa Sall tëj ci kaso jël Karim Wade dina ko exilé yóbbu ko Doha mais loolu lépp bi mu ko defee pare moom ci boppam tey jii parrainage bi mu teg parrainage bi mu teg bu tey doon démb du ko def. loolu du ko def. merci xam nga renseignement yi ñu ngi fi ñu ngi may dégg moom Macky Sall ñaata milliards la génne pour nit ñi parrainer ko Sénégalais yi seen carte d'identité mënuñu ko parrainer ci territoire national bi rek laa la wax rawatina Touba gi ñu toog te tey ci parrainage bi man maa ko wax fii ci Touba gis naa fi ay nit ñoo xamante ne dañuy parrainer parti yu dul jeex dañuy parrainer fukki parti parce que xaalis la ñuy wut te buñ paree xam nañ ki ñuy woteel déjà parrainage moom ci bopp mi ko te xam ne mënu ko sécuriser parce que pour nga sécuriser maanaam format bi mu ko tegee forme bi mu teg il faut nga am logiciel xam nga moom daanaka dafa mel ni dafa jàngu il faut nga am logiciel boo xam ni informatiser ko def ko système boo xam ne bu ñu duggee peut être bu tourné ba àgg ci koo xam ne parrainé na benn carte d'identité benn numéro boo xam ne parrainé na 2 personnes mu signalé ko rouge wala mu rejeté ko ainsi de suite mais ban effectif moo am ci réew bu mën a taxaw yow wax ma ko carte d'identité CEDEAO bi numéro bi ni mu guddee soo ci xëyee bala ngaa compter juróom benn carte d'identité jant bi so li may wax sénégalais yi may dégg ñu koy xam ça veut dire moom ci boppam moo war a bàyyi sénégalais yi ñu jàppe ay dof parce que bu yàggee moom mooy dof ah. ku jàppe ñëpp dof yaa dof de. pourtant teewul moo ngi bàkku ci li nga xam ne nee na def na ko Sénégal te bu mujj rek moom mooy bi ñu présenté xalifa général des mourides di Ila Touba. Ila Touba kenn du taxaw ni Ila Touba baaxul xam nga loolu wax ko c'est être défis loolu lu baax Ila Touba lu baax la projet bi lu baax la. mais Ila Touba du projet wu Abdoulaye Wade ci gémmiñu Karim Wade la njëkk a gën mais contrat yi la plupart ay BOT lay doon wax naa ko xaatee ko BOT mooy build operate and transfer dama lay lewal sama alal tabaxal la ci ba ma la payé di ko fayu ndànk-ndànk ba mu mat ma bàyyil la ko fi def waaye nan diggante tronçon bi départ Thiès ñëw fii di 133 kilomètres nga ni ma def nga ci 700 milliards
mais on va vérifier ça au Ghana on va vérifier ça au Nigeria ça veut dire moom coût yi muy joxe sa sàcc gi ci nekk sàcc gi moo metti li yan li muy yan sénégalais yi ci ay def man waxuma ko journal Le Monde de France moo génn ne Macky Sall bor bi muy yan sénégalais yi dafa diis ci musiba la jëmee sénégalais yi ndax duñ ko fay ëllëg kan dañu ko commencé lebal bi ñu gisee pétrole ak gaz loolu mooy problème bi waaye bu fekkee idée bi Abdoulaye Wade tegoon ak Karim Wade dañu demoon wuti ay fonds catholiques wala ay fonds par exemple yoo xam c'est des fonds propres ci ndimbal mën na nekk ñu dimbali ñu def ko autoroute boo xamante ne teg Touba Dakar dinañu mën a fay par exemple au lieu ay 7000 ñu wax environ 7000 8000 je ne sais pas da nga mën a fay Sénégal dina fay 2000 francs te dinañ ko mën a amortir ci dans les 17 ans 20 ans par exemple loolu la réew mu néew doole di doxe mais dem jël ay fonds yoo xamante ne yaa ko teg sa ndodd askan sa njàng baaxul Touba ngi ni inondation bi ñu am ren kenn mosu fekk may dégg ay nit yu toog di ma waxu assainissement mais il faut respecter les Sénégalais ñun ku dëkk Touba war naa lu sa tabax ni ci def nañ ci dara ci assainissement ak mbënn mi xew barki démb nga xamante ni fii ñu dëkk barki démb ndox mi da koo nangu. Ablaye Mbaye Pekh maa ngi dégg maa ngi dégg je termine. na ma certaines personnes nga baal naa ko bu ma dugal ci wax yooyu. parce que man je suis pas là ici pour xuloo wala pour jote kenn. je respecte tout le monde dama am sama opinion di ko joxe. am nit ñoo xam ne nag très sincèrement yëkkati wuñu bu dee loolu la nga téye sa bopp. non dafa wax ni Ablaye parce que question la ak réponse sànq maa ngi posé question nga di ma répondre. dama doon wax question la dama doon dama doon wax te egg autoroute Ila Touba nga jëlee ko Thiès indi Dakar indi ko fii léegi sénégalais lambda yi xanaa bokkuñu ci ab sëriñ bu Macky Sall yaakaar ne mën na ci dugg jox la xaalis milliardaire bu am xaalis wala commerçant bu am xaalis da mën na ci dugg waaye lambda buy wut loo jëlee essence taal nga leneen lu léegi xanaa lambda yi ñoom bokkuñu ci projet yi ñu tegal réew mi sax dama ni la autoroute Ila Touba dafa am ay priorité yu ko gën a nekk parce que gis nga tabax am réew gis ko tabax ci ay autoroute ak étage am réew Abdoulaye Wade ay autoroute taxul ñu laa ne ko am réew lan ñuy diggoon du ay autoroute daf ñoo tegoon rupture ab gestion bu leer nañ bu seet wecci danaa jubal teg nit ñu jub di jubal ñu ñëw gis ne moom mii di président Macky Sall moo gën a jubal di nit ñi fuuf du seet ñu épinglé ko kenn xamut lu mu doon ñu gis ne ay rakkam yor pétrole Sénégal di def lu leen neex ay nitam ñu leen di épinglé OFNAC mu jël dossiers yi denc ba noppi bëgg a jël doomi jàmbur mais mag sëñ bi nit bu jub mënut a jubal kenn. ok suñu invité di Serigne Abdou Khoudoss Mbacké bokk ci parti bi di PDS waaye damaa jàpp ni li nga wax am na loo xam ni engagé na la parce que tamit am na ñeneen ñu engagé boo xam ni dégg nañu si li président Macky Sall def fii ci Touba ba wax ni li fi def président mus koo def ku mel ni Ablaye Mbaye Pekh. mais am na ci Touba am na ci Touba man ku ne mën nga apprécier en tout cas man Abdou Khoudoss Mbacké ak Touba gi ma dëkk ak fi may dem ci àddina bi projet bi Ila Touba moom noonu duñ ko ñaaw waaye sàcc giñ ci laal milliards yi ñu ci dugal genn wàll gi defaroon na autoroute kon ak càcc dugg na sàcc googu la ñuy wax ñun waxuñu ay waxi diw ne la réew mi alal réew mi ñuy saaxee di ko sàcc te njàng mi baaxul étudiants yaa élèves yaa ngi ni mënuñoo dellu ndax classe yëpp dañu inondé yenn écoles yi ñu ngi daal Touba ngi ni dëkk bi bërki démb lañ jógee ci mbënn moo xamante ni sa bët tegu na ci dëkk bi nga dëkk waaye léegi lan moo tax waa kilifa yi dëkk bi su président Macky Sall la ñëwee au lieu ñu fàttaliku mbënn moomu noonu mais en fait ñi fii ces gens là ils sont pas responsables ils sont loin d'être responsables xam nga loolu parce que un homme responsable ne fonctionne pas comme ça hein yow mbënn maa ngi fii déwén day ñëwaat wax naa leen ko ñetti yoon tey laa leen koy mujj a wax dañoo nekk ci cycle boo xamante ne planète Terre ni muy tourné dañuy dugg ci ndox ay nawet day ñëw kon nañ góorgóorlu ci assainissement wu Touba balaa dëkk bi pëtëx ci ndox. est-ce que gëm nga sëñ bi sang bi Mbacké li ñuy wax ni ñoom commencé ñoo parcours ni premier tour incha allah rabbi ci la ñuy gagné élection yi ndax sax ñaan na ko ci kanam xalifa bi. xam nga xalifa bi moom ay waxam laa bëgg a bàyyi. Macky Sall maa ngi koy ñaan mu bàyyi manipuler waxi xalifa bi. sëñ bi nee na ma sëñ bi waxu ko dara bàyyi naa la ak sëñ Touba boo déwalee sëñ Touba lu baax sëñ Touba fay la sëñ Touba kay nee ku ne fi man ma ne fi moom te yor ko àddina ak àllaaxira ba far defar ko ku ne ci boppam nag ngir ko meeg saa yéri ma jox la loolu sama baatin dellu si sëñ Touba moom li mu wax leer na bu fekkee sëñ bi daal da ne ko bàyyi naa la ak sëñ Touba moom la wax opposition ku jëfal sëñ Touba lu baax sëñ Touba fay la ku jëfal sëñ Touba safaan ba gis ko moom nag li muy jëfal sëñ Touba ci xolam xam na ko gis naa ñu ni ko daal yi mu ni foofu fii ay karo waaw bu fekkee foofu ay karo la baax na dégg nañ ko di la jaajëfal bu baax Mbacké ci may gi ñu may
ci sa temps dalal ñu ci sa kër Infos Rewmi kàddu yi nga xam ne rek moom mooy message bi ngay def Sénégal yi. jërëjëf man maa leen di dalal di jégalu Sénégal yi bu baax ndax wax ji li ma ci bëgg lépp njariñ rek laa ci bëgg a wujju muy njariñ bu defar Sénégal ma bëgg sunu mbokk politiciens yi ñu xam ne depuis Senghor ba léegi ñu ngi laaj réew mi bu ñu leen ko joxee li ma fi jàpp bokk xëy na fi ma far ma ko waxee ñu ne awaaya ndaw sàmba li ma gis de ki ma gis mu sacrifié fi boppam de ngir wëlbati réew mi man président Abdoulaye Wade laa fi gis mu def foofu te néew ma sax doy na dafa tàmbali rek dafa def empreinte rek keneen ku dul moom nag ay làkkat rek fi nekk yuy wëlbati réew mi di leen nax rek bañ nañ ko ba sax bu ñu wax ñu ne mais nag man damaa rus a wax ne jàng naa tubaab jàng itti laa def école d'interprétation et traduction la man mais rus naa wax ne jàng naa may wax français di wax arabe di wax anglais di wax italien dama ni koy wax di ko bind mais boo waxee ñu ne ndax boo jàngu tubaab ñu ni jàngu tubaab ba xoolal boobu complexe bu bon bu nit war a génn ci boppam d'abord ñaar nañ jublu ci suñu bopp mooy góorgóorlu ci sénégalais engagement yi ñuy jël ci ñoom bu ñëwee ñu di ko doxal te pression yi nga xam ne moom la opinion internationale yi teg ci yow tubaab banul de tubaab yi bu ñëwee bu ñu la lambee nga nooy na ko ñu jàll suñu waxtaanee yow nga dëgër ñu négocier kon contrat yi nañ koy négocier te Macky Sall sénégalais yi xam ne du nit koo xamante ne day wax dëgg fa yàlla du nit koy wax dëgg Macky Sall moom amul kàddu benn ñaareel ba itam mooy seetlu nañ ci moom xolam dëgër na maanaam nit la koo xamante ni tëj kaso ak xol ñooñu nit ak fitnaa nit yomb na ko te loolu rek tax bokk na ci lu tax sénégalais yi bay am réew itam soo ca nekkee ñu far la démocratiquement soo demee ba nekk fa minoritaire sa renseignement wax la ko ak ñamay bañ a tudd seen def seen i sondage wax la ko nga xamal ko sa bopp di ko nelawaale ba noppi bëgg naan premier tour moom prononcé ko ci làmmiñ yomb na waaye prononcé ko ci làmmiñ ci réew mi ah bokk ci moom na ci xalaat ci kanamu PDS kanamu Sonko kanamu dégg nga ma Khalifa Sall réew mi pur et cetera réew mi nelaw ñi ngi liggéey te puis parrainage mu teg ko noonu parce que parrainage demul du ko def xam naa danay xuus waaye nangam mais bu boobaa APR bu doon li muy wax bu doon dëgg bu fekkoon li muy wax dëgg la du moom candidat d'office moom mooy président le président moom est déjà candidat sortant léegi kon lu muy dox di parrainer pour wax la rek moom ñoom ñii taayee sax bu ñu xalaat seen xalaat soriwul daal dama bëgg ñuy deltuwaat ginnaaw respecté sénégalais yi bañ a jiital xaalis bi ak mu mbaay ni xam ni wax nga lu wax lu am solo bu ñuy fàttali mooy moom candidat déjà waaw lu muy joxe na ay fichiers yoo waaw lu muy wër di parrainer ok d'accord ki nekk candidat pare lu muy wër di parrainer alors yooyu laa lay wax ne la jinax yi sax ñi ngi toog di poser di la question yooyu xam nga ñoom sénégalais yi dañu leen a raw te yëguñu ko man foofu laa leen bëgg a dimbalee ne ko rek ngir yàlla président nit ñi duñ say noonu ñi la wër sa politique moo yàqu sa politique mi ngi yàqoo ci ba nga jëlee Moustapha Niasse ak Tanor di ko xeexee Ablaye Wade foofu rek la politique am yàqu Ablaye Wade du ma la ko nëbb mbër la ne du ko ñuy song noonu di dugg ci ay mbiram nangam ak nangam de attention ça je vous le dis may nuyu ñëpp nag di leen siyaar di nuyu waa Infos Rewmi encore une fois di leen sant leen gërëm di jégalu wax ji bu fekkee am na dara loo xam ne damoon ci. jërëjëf Infos Rewmi invité ma di Serigne Abdou Khoudoss Mbacké bokk ci comité directeur bu PDS dalal ñu fii ci këram macha allah moo xam nga rek moom ci Infos Rewmi la bokk di la wax ne jàmm yàlla Sénégal am jàmm. merci beaucoup. maskani Touba misras mi abijaayi manabat Sëriñ Tuubaa kat war naa jaral suñu bakkan ndax dafa mel ni na ngeen ko waajal émission bés tàq ci Infos Rewmi ñu waajal màggal ñu jëm 18 samedi